Bonjour, bienvenue dans vos sites vippeople.net vipinfo.net ngir am ay xibaar yu leer te dëggu ginnaaw bi ñu xëyee tey ñu indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi tey àllarba fukki fan ci weeru septembre atum 2020 li gën a fës ci yéenekaay nag fi ñu koy tàmbalee muy yéenekaay bii li gën a fës ci yéenekaay bii di l'info tey ñu ngi ñuy xamal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu transporteurs yu mag yi di camions yi maanaam interdiction de circuler à Dakar à certaines heures grogne des camionneurs contre les mesures ginnaaw bi ñu jëlee ay mesures que camions yi am nay heures yoo waxtu yoo xamante ni waratuñu daw ci biir Ndakaaru ñii di transporteurs yi maanaam di dawal camions yi wane nañu seen mer ba futtu ki ko fesal di yéenekaay bii di l'info ba tey suñu sukkandikoo ci l'info ñu ngi ñuy wax lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu plan Orsec bi kii di président Macky Sall annoncé na dina génne déblocage lu toll ci 10 milliards de francs de CFA boo xamante ni pour jagleel ko lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu inondation ginnaaw 750 milliards yooyu bu mu génnee leerul ba tey jii ñi ngi naan fan la ñu dugal xaalis bi président de la république génne waat na 10 milliards teg ko ci 750 milliards yooyu yaakaar nañu 10 milliards yi su taxawee nag inondation war na commencé jeex Sénégal wala ñu commencé wàññeeku am ay dëkk yu bëri yoo xamante ni dootul lóor suñu jógee l'info dañuy dem seeti réew mi quotidien li ñu fësal tey ci seen xët bu njëkk lan la ñu xamal mesure d'urgence contre les inondations Macky débloque 10 milliards ginnaaw mesure d'urgence yi ñu ko jëlee ci wàllu mbas mi jamono ji Macky génnaat na démb jàkkaarloog askan bi wax ci wàllu inondation yi ginnaaw bu mu jógee foofu ca sommet ba nekkoon ca Niamey maanaam ci wàllum CEDEAO bi Macky daal bu mu ñëwee jël ndax lu toll ci fukki milliards jagleel ko inondation yi pour gars yi taxawaat ko yaakaar naa ni bi yoon nag dinañu saytu bu baax a baax ñan la ñuy jox 10 milliards yi ak yan liggéey lañ koy dugal ki ko fësal di yéenekaay bi di réew mi quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien ñu ngi xamal benn dossier boo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu célibataire nag soo ko déggee maanaam mooy ku amul jëkkër mbaa amoo jabar ginnaaw célibataire à plus de 30 ans la pression sociale ronge les jeunes dames ginnaaw jamono ji daal gis nañu xale yu jigéen yi daal dañuy toog ba fanweeri at du ñu dégg alxayri yi du ñu dégg ku leen ne salaamaaleykum du ñu dégg ku leen indil guro du ñu dégg fi ñuy séddalee tàngal ak jinjeer jamono ji daal drame boobu daal mi ngi ronger les jeunes dames ginnaaw dañuy toog ba 30 ans du ñu am jëkkër lu xew nag ñoom ñoo tul wala góor ñi ñoo takkatul waaye en tout cas doy na waar muy dossier boo xamante ni réew mi quotidien fesal na ko tey muy célibataire à plus de 30 ans jàpp leen ñu bëri ñoo xamante ni am nañu fanweeri at déggooguñu ba léegi alxayri je t'aime sax duñ ko dégg je ret la ñuy dégg balaa thème bi di ñëw waaja daw dem yoonam muy pression sociale boo xamante ni jamono ji rongé na les jeunes dames bu baax a baax suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di critique lu mu gën a fësal tey muy programme décennal lutte contre les inondations la vérité sur les 766,9 milliards de francs CFA maanaam lépp loo xamante ni vérité la maanaam ci 766,9 milliards yi nga xamante ni jagloon nañ ko inondation bi vérité nag maanaam lépp loo xamante ni dëgg la wala lëndëmoon na ci kii di critique leeral na ko liñ ci xamal maanaam secours aux impactés des inondations Macky Sall débloque 3 milliards cash pour les impactés jamono ji ñëpp ñoo xamante ni impacté wu nañu ci inondation yi Macky Sall débloqué na lu toll ci 7 milliards jaglal ko famille yoo xamante ni ndox bi dafa yóbbu seen kër mbaa yàqal leen muy doon geste boo xamante ni pour le moment mën nañu ne geste bu rafet la geste bu baax la di ko saluer ginnaaw bu mu jógee Niamey daal Macky génnee na 3 milliards ginnaaw bu mu génnee fukki milliards yi pour jaglal ko ñu liggéey lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu inondation yi ba tey suñu sukkandikoo ci critique ñi ngi xamal bi ñu génnee démb ci talaatay orange boobu nga xamante ni waa Y'en a marre def nañ ko ginnaaw orange bu mu yokkee ay forfait waa Y'en a marre taxoon foofu di xeexal askan bi ñu takk der yi fekk leen foofu caxat leen démb nag lancé nañu loo xamante ni ñu ngi ko dippee talaatay orange ginnaaw talaatay orange boobu jàpp leen ni que kii di Y'en a marre obtient gain de cause ba tey suñu sukkandikoo ci critique ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci situation pandémie bii di nekk di coronavirus fii ci Sénégal l'espoir est enfin permis la barre des 14 000 cas franchis 10 088 patients guéris maanaam jàppal daal espoir jamono ji daal ñu ngi koy am bu baax a baax que fii ki ay fan lii di mbas mi dina jógee ci suñu réew suñu demee ci yéenekaay des médias du Tribune lu ñu gën a fësal tey discours sur les inondations président de la République Macky Sall génn na démb def discours Macky déverse 10 milliards d'alibi maanaam fukki milliards daal génne na ko teg ko ci kaw muy alibi yoo xamante ni ki ko fësal di yéenekaay bi di Tribune ba tey Tribune mi ngi ñuy fësal lépp loo xamante ni jëm na ci gestion virtueuse sous Diouf Wade Macky muy inondation yoo xamante ni ci jamonoy Abdou Diouf la moon Ablaye Wade ñëw doggali Macky Sall ñëw fekkee lépp muy 39 ans de non respect d'une promesse maanaam bépp promesse boo xamante ni joxee nañ ko ci fanweeri at ak juróom-ñeent amul dara loo xamante ni respecté nañ ko ci ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Source A ñu ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci diffusion des résultats du bac à travers les ondes des radios communautaires la modique somme de 20 000 francs CFA versés aux bandes FM maanaam pour ñu diffuser résultats yi maanaam ci rajo communautaire yi maanaam yoo xamante ni ñoo nekk ci dëkk yi jàppal ni que 20 000 francs ngay fay pour ñu mën a diffuser résultat bac yooyu
ba tey ci source a ñu ngi xamal benn nataal boo xamante ni muy benn aawa boo xamante ni envoie la ñaareel aux urgences et atterrit à la prison de Mbacké aawa bi moom lu mu def ñaareel bi métti na de urgence la yóbbu ñaareel bi daf ko dóor pëng ñaareel ba dem urgence lu ñu jotee maanaam dispute banale la ñu amoon dispute banale ci quartier boo xamante ni mi ngi foofu ca sama Touba nekk ca biir Mbacké waaye ginnaaw aawa bi mu yóbbee ñaareel urgence jàpp leen aawa bi xam ngeen fan la atterrirul ci jëkkër ji de prison wu Mbacké la atterrir di ngeen xam ne wujje bokk wërsëg la. ba tey suñu sukkandikoo ci source ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci résultat du refus des malgaches de donner aux chercheurs sénégalais la composition du Covid organique coup dur pour Dakar jàppale ni que daal malgache yi daal lépp loo xamante ni waroon nañ ko jox Sénégal pour ñu defar composition Covid organique boobu nga xamante ni mënoon na fagar nit ñi bu baax a baax lu jëm ci feebaru coronavirus bi jàppale ni malgache yi nee nañ ñoo lànk ñoo bañ duñ ko jox chercheurs sénégalais lu tax duñ jox chercheurs sénégalais yi loolu chercheurs sénégalais yi dem leen jàngi boog mbaa ngeen jëndi mbaa ngeen fay ndaxte malgache yi daal nee nañ ñoo lànk ñoo bañ duñ leen jox dara. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Source A ñu ngi xamal aucune explication sur les 750 milliards de CFA du plan décennal de lutte contre les inondations refus d'assumer l'échec de son régime Macky dit tout sauf l'essentiel ñoom daal jàpp nañu Macky bu mu defee discours am daal wax na lépp mais waxul essentiel bi ndaxte essentiel bi mooy 750 milliards yooyu ñoo xamante ni génne woon nañ ko te gars yi dugaloon nañ ko fi ñu ko war a dugal maanaam daal nee nañu Macky dafa bañ a assumer échec boo xamante échec gu régime am daal bëggal nangu daal que régime am bi dafa dañoo lajj ministres yi lajj nañu lekk nañu xaalis bi corruption bi ñu ngi ci seen biir nee nañ daal Macky wax na lépp mais sauf l'essentiel ginnaaw bu mu génnee fukki milliards yi sax waaye source a nee na ñoom convaincre ñu leen loolu daal li ñu bëggoon Macky wax ci 750 milliards yi waaye Macky daal lu mu wax nee na débloqué naa 10 milliards tegaat ko ci jox impacté yi ku nekk 3 milliards ki ko fesal di source a suñu demee fële ci yéenekaayu Babacar Dione bi di lii quotidien lu mu gën a fësal tey ci yéenekaayam troisième mandat lëmbe na Afrique de Buhari rappelle à l'ordre Ouattara et Condé kii di Mohamed Buhari rappelé na à l'ordre Alassane Ouattara bu nekk Côte d'Ivoire mii xamal ni ko dama bëgg ngeen dellusiwaat ngeen yem ci ñaari mandat ak Alpha Condé ki ko xamle nag di yéenekaay bi di lii quotidien donte Sénégal nag comme Buhari wax na xëy na peut-être dañ leen avertir du ñu dugg ci troisième mandat. ba tey suñu sukkandikoo ci lii quotidien ñi ngi xamal réponse de Macky Sall aux inondations 7 milliards encore dans les eaux 3 milliards aux sinistrés maanaam ci fukki milliards yi daal jàpp leen 7 milliards encore dugalaat nañ ko ci biir ndox yi 3 milliards jox nañ ko sinistrés yi waaye 7 milliards ngeen koy dugal ci ndox bi te ngeen maa jox 1 milliard ngeen xool lu ma ciy def billaay su ngeen ma ko joxoon ngeen xam ne am na lu ma ciy def ngeen di jël 7 milliards di ko dugal ci ndox bi du man maa ko wax ki ko wax di lii quotidien suñu demee ci yéenekaay bii di témoin quotidien li ñu fësal inondation Macky se défausse sur le climat ginnaaw bi mu dellu see def de déclaration jàkkaarloog askan bi nee nañu Macky se défausse sur le climat lu waral loolu nee na le président de la République débloque tout de même un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA pour faire face aux dégâts Thierno Alassane Sall indexé la responsabilité de l'État de ses collectivités locales loolu daal la yéenekaay bii di témoin quotidien fësal suñu demee fële ci tribunal de Dakar 3 Nigériens appâté leurs victimes avec de faux comptes pour leur soutirer de l'argent Nigériens yi daal xam nañ leen daal ci def ñaawteef ñetti Nigériens yi daal defuñu dara lu dul jàpp seen victimes yi di leen appâté ci ay comptes yoo xamante ne amul tekkiwul dara ba noppi di leen soutirer xaalis muy kawteef boo xamante ni ay Nigériens ñoo ko def fii jàpp nañ leen foofa ca tribunalu Dakar suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Sud Quotidien li ñu fësal tey 10 milliards d'appui aux sinistrés sapeurs pompiers et ONAS le plan d'urgence de Macky Sall plan d'urgence Macky Sall daal du dara lu dul génnee 10 milliards appuyé ko sinistrés yi maanaam sapeurs pompiers ak ONAS daal lañ ko jox pour maanaam suñu neen ndox moom sapeur pompier soxla nañ suñu neen ndox nag ONAS nag wax dëgg yàlla lancé na gaañi saako sa égo yi war nga ko defaraat bu baax débouché ko ba nga xamante ni ndox bi day ne fër dem géej. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di laas li ñu fësal marche contre Orange Y'en a marre reçu enfin par Sonatel ginnaaw ba ñu bëggee def seen marché di talaatay Orange boobu Y'en a marre toog nañu ak ñoo ñu jiite Sonatel lan lañ fa wax ak yan kàddu lañ fa yëkkati dina leen ko indil ëllëg ci suba incha allah. ba tey suñu demee fële ca laas ñi ngi xamal Tivaouane hanté par le secteur des inondations jàppale ni ko daal jamono ji ville sant boobu di dëkku El Hadj Malick Sy boobu di dëkku Mame Dabakh di dëkku sëñ Babacar Sy boobu jamono ji daal inondation bi moo leen sonal bu baax a baax. ba tey ci laas ñi ngi xamal visite mouvementée de la première dame à Pikine Abdoulaye Timbo humilié ginnaaw Mariam Faye di soxnay président de la République bu mu demee foofu di def visite foofu ca Pikine di seeti sinistré yi jàppale ni que kii di Abdoulaye Timbo di nijaay ci président de la République Macky Sall dañ ko humilier maanaam toroxal ko ba mu ne tott yuuxu ko foofu yëpp lu waral li dafa mel ni Abdoulaye Timbo moo xëcc Mariam Faye mi ci piège yu Pikine xam nga ni waa Pikine jamono ji dañoo mer ba futt waaye ginnaaw daal visite mouvementée boobu Mariam Faye daal deful dara Abdoulaye Timbo nag humilier nañ ko toroxal ko foofu ba mu torox tot ginnaaw daal sa waa dëkk ñoo lay toroxal te ngaa bàyyi mairie bi te jox leen seen dëkk.
ba tey suñu sukkandikoo ci laas ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci mauvaise gestion des inondations la LD déboute accable encore Mansour Faye turam ñëwaat na encore ci presse bi jamono ji Mansour Faye daal li ñu koy tudd bare na trop nee nañu daal lépp sooy xool mauvaise gestion ci wàllu inondation yi defar boo xamante ni xamoo ci dara amul dara lu ci baax LD bi daal kan la débouté accable na kii di Mansour Faye ki ko fesal di yéenekaay bii di L'As Quotidien su ñu demee ci yéenekaay bii di l'Observateur li ñu fesal tey muy benn dossier boo xamante ni jëm na ci mon téléphone mon entreprise jamono ji daal téléphone mooy entreprise u nit ki soo amee sa téléphone daal am nga sa entreprise muy dans le secret du business des chefs d'entreprise sans local maanaam jamono ji daal gars yi seen téléphone la ñuy yor si la ñuy régler lépp lu ñuy régler muy homme d'affaires yi téléphone bi la ñuy yor di dóor di teg seen ay business muy xale yu jigéen yi seen téléphone la ñuy yor di ci enregistré 10 far ba pare di ci mbaraan maanaam business la daal boo xamante ni benn secret feeñal nañ ko trop maanaam ku am téléphone daal am nga entreprise yaa xam entreprise boobu nag loo ciy liggéey waaye en tout cas ki ko fësal di l'Observateur ba tey suñuy ñëw ci l'Observateur ñi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci plan de riposte de l'État les détails de la réunion au palais sur les inondations la vérité sur les 10 milliards de francs CFA annoncés par Macky Sall et les 1500 tonnes de riz au Japon la déclaration du chef de l'État soumis au révélateur des spécialistes ginnaaw bi Macky Sall defee déclaration ba pare spécialistes yi nag ku ci nekk def nga sa analyse daal xool nan nga jàngatee affaire bi liñ ciy xamal daal vérité yi maanaam ci fukki milliards yi Macky Sall annoncé 1500 tonnes ceeb boo xamante ni Japon jox nañu ko déclaration chef d'état bi daal képp koo xamante ni spécialiste nga daal joxe nga say révélation fu ñu ko joxee ci yéenekaay bii di l'Observateur ba tey ci l'Observateur ñu ngi ñuy fësal lépp loo xamante ni jëm na ci pandémie coronavirus bi enquête sur les deals des tests Covid kon tests yi daa am deal l'Observateur a ko wax kon test yi ñuy def daal dafa am deal enquête nag ubbi nañ ko ci maanaam lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu test yoo xamante ni ay deal neen la fees ci wàllu coronavirus luñ ci wax l'omerta des laboratoires les aveux du ministère de la santé les impacts de tests et des voyageurs sur les tendances baissières des cas positifs doy na waar ba tey suñu demee fële ci chambre criminelle pour un soupçon d'adultère il plante une dizaine de coups de couteau à sa femme kii doy na waar de laa ilaha illallah jabar ji daal la soupçonné da ko doon trompé maanaam dafa am far jëkkër ji deful dara lu dul jël paakam lu toll ci fukki kuu la jël jàppa jabar ji ne ko cuqet yow de dootoo trompé waxuma la sax sa jëkkër waaye sa far sax dootoo ko trompé ba tey suñu demee fële ca gaaru Petersen li fa xew une jeune mariée de 17 ans tente à 2 reprises de jeter son nourrisson dans les poubelles kii lu ko jot kii nag wax dëgg yàlla ëmb sa doom juróom-ñeenti weer ba mu wasin nga ne dayoo def dara lu dul sànni ko ci poubelle sa yaay su la sànniwoon ci poubelle est-ce que di nga judd ba am 17 ans bay xam góor bay am doom bay ëmb ba di ko sànni doy na waar ki ko fesal di yéenekaay bii di l'Observateur su ñu demee ci yéenekaay bii di Walf Quotidien li ñu gën a fesal tey le chef de l'État décaisse 10 milliards changement climatique seul responsable nee nañu daal fukki milliards président de la république génnee na ko mais changement climatique bi rek mooy responsable lu lépp waaye taw dafa baax nag nawet la ñu toll nee nañu septembre xiin taw xiinul taw kon loolu waroon ngeen ko sóoraale depuis janvier février mars avril mai juin juillet loolu yëpp su ngeen ko defoon septembre du leen bett waaye yéen a la jëret inondation yi ba tey la colère gronde des points bas lan mooy point bas yooyu nag ki ko fësal di Walf Quotidien Alassane Ouattara est formel l'école ne pourra pas voir le jour avant de la période des 3 à 5 ans kooku nag ki ko fësal di Walf Quotidien suñu sukkandikoo ci les Échos ñi ngi ñuy xamal ni que kii di Ibrahima Mballo souffre le martyre en prison condamné à 10 ans de prison pour terrorisme dans l'affaire Imam Ndao Ibrahima Mballo daal fukki atu kaso lañ ko tëj waaye jamono ji mi ngi souffrir bu baax a baax ci biir prison boobu ndaxte mook Imam Ndao moomu la ñuy jàppale woon lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu terrorisme kii di Ibrahima Mballo jàppale ni que jamono ji daal mi ngi souffrir bu baax a baax ci prison bi kii ko fësal di yéenekaay bii di les Échos su ñu demee ci record sport lan la ñuy fesal tey kii di gardien équipe nationale bu Sénégal du Edouard Mendy jàppale ni que daal dafa mel ni ay buntam mi ngi bëgg a neex de kii di équipe bu Chelsea nekk foofu ci Angleterre casque na sur tollu 18,2 milliards de francs CFA pour kii di Edouard Mendy ñëw taxawal leen foofu ci seen camp yi góol boo xamante ni bal du ko jaar fen soo tiré ci kaw mu tëb soo tiré ci suuf mu tëdd soo tiré ci dëgg bi mu taxaw téye bal bi Edouard Mendy daal jàppale ni que daal Chelsea teg nañu lu tollu 18,2 milliards ci table pour am góolu équipe nationale boobu bonne chance pour Edouard Mendy su ñu demee ci yéenekaay bi di Stade Quotidien Sport Stade lu ñu fësal muy nataalu kii di Sadio Mané nag ñi ngi xamal ni que Sénégal dafa war a jàkkaarloo kii di équipe bu Maroc à Rabat compromis maanaam recrudescence de la Covid-19 moo waral loolu Sadio Mané daal mi ngi ni ñi fësal nataalam mu jàkkaarloog attaquant marocain bi muy Maroc Sénégal à Rabat compromis loolu daal yaakaar naa ni ci ay fan yu néew dinañ ko gis
ba tey ci yéenekaayu stade bi ñu ngi xamal kii di doomu Sénégal bi di Ismaïla Sarr doon yëngu foofu ca Walter Ford jàppale ni que daal su ngeen sàgganee dana dem foofu ca Liverpool ndaxte dañ ko fay able mu signé Ismaïla Sarr dina dem foofu ca Liverpool fekk ji Sadio Mané doomu Bambali bi foofu avant le 5 octobre mais nag jàppale ni que 35 milliards la ñuy réclamé nag Walter Ford nee na pour ñu abal Ismaïla Sarr 35 milliards ah man su ma amee doom bal laa koy jëndal ak ay crampon ak kawas bu dem jàngi football ndaxte abale kese ñu fay la 35 milliards di nga nekk ci école bi nekk DG 25 ans wala ba retraité doo gis sax 1 million bay gis 35 milliards loolu nag ki ko fësal di Stade Quotidien su ñu demee ci yéenekaay bii di suñu làmb lu ñu xamal tey muy nataalu kii di Gaston Mbengue Gris Bordeaux maanaam pression bi mi ngi yëg de Gaston met la pression sur Gris Bordeaux qui rembourse ou qui lutte nee na daal ñaara ci am Gris sama 15 millions joxewu ma sama 15 millions takkal sa ngemba te nga dem entraîner ji nga ñëw sëgg bëri Gaston nag xam ngeen ni xaalisam kenn du ko lekkee noonu ki ko fësal di suñu làmb maanaam daal yaakaar naa ni les sages de la lutte war nañ ci gis benn compromis diggante Gris Bordeaux ak Gaston Mbengue ba nga xamante ni Gris war na mën a jàkkaarloog Balla Gaye muy combat du siècle boo xamante ni ñëpp moom la ñu bëgg suñu demee fële ci suñu làmb ñi ngi xamal kii di Balla Diouf interpelle Matar Ba il n'a pas le droit de reconduire Alioune Sarr Balla Diouf daal mi ngi dànkaafu kii di Matar Ba nee na ko amul benn droit de reconduire Alioune Sarr ma foog ne le 31 octobre lay jeexal ah doy na waar en tout cas daal li fiy xeeñ nañu xaar wait and see jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen indi leen li gën a fes ci yéenekaay yi tey di àllarba fukki fan ci weeru septembre atum 2020 di leen jox dig daje ëllëg ci suba di leen naan bonne journée fu ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo